ak télévision Futurs Médias dal leen ak jàmm ci xibaaru digg bëccëg bi ponk ca gën a fës administrateur bu parti bi di PASTEF ñu gën ko xam ci Birame Souleye Diop ak Abass Fall nag bàyyi nañu leen bàyyip néggandiku rek muy ñooñu nag ci fàttaliku ñu tegoon loxo rek gannaaw manifester yu mujj yi fi amoon mu jëmoon nag ci mbirum Adji Sarr ak Sonko dinañ waxit ci leneen bokk rek ci xayma gi ñu def rek ci nappkat yi nga xamante ne nag ñàkk nañu seen bakkan ci géej gi diggante rek ñaari ay bis toll nañu ci ñaar fukk ak ñeent mu nekk lim boo xamante ne jéggi na dayoo bu nu sukkandikoo ci mbootaay gi ëmb nappkatu artisanaux yi nekk ci Sénégal UNAPES di ngeen déglu ci biir xibaar yi Pierre Mboup tey moom la ñu prié woon ci info matin lu soxalit kon wàllug bël ba ca diwaanuk ndax ñu gis ni këruk chinoise bi nag mi ngi ci doon def ab liggéey bu am solo benn entreprise bu fekk baax ci réewum Chine waaye loole nag daf ko daal di rek dakkal mu jur coow lu rëy diggante jëwriñ ji ñu dénk wàllug napp gi ak Birahim Seck jëwriñ ji nag di Alioune Ndoye nag daanaka ñuy weccante kàddu ci xarala yi moom ma ngay jiñ rek ki jiite forum civil nag ne moom dafa doon koo xamante ni ku jubadi la ci gis-gisam ndax dafa jàpp ni nag li indi coow li mbaa boog sax li indi kon deltu gannaaw boobu bokk na ci li mu jàpp ne war nañ koo def muy nag ñu xayma koppar yi nga xamante ne moom la ñu jëfandikoo ci wàllu bël bi bël boobu ñu gis ni daanaka faat na lu toll ci juróomi téeméeri nappkat dinañ waxit ci leneen bokk rek ci ay bopp jaan ay bopp jësit ay boppi golo ak ay bopp daanaka daal mala yoo xamante ne ni kenn xamul nag lu ko sabab ñu fekk ko ci ab camion bu bàyyi ko ci réew mu Mali lu nu nangu la lu toll kon ci téeméer ci pièces la ñu wax opération boobu nag waa eaux et forêt bu nekk ca diwaanu Kaolack ñoo daal di teg loxo kon camion boobee ñu ne nag ki nga xamante ne sax moo fa nekkoon mbaa ña fa nekkoon boog daañu leen topp ba mu mat sëkk ci wàllu yoon tàggat yaram Aliou Cissé nag mi ngi waajal bu baax a baax jongante bi war a dox ci diggante Sénégal ak Congo moom Aliou Cissé nag booy xool def nag tàggatoom bu mujj rek ñeel nag sunu gaynde yooyu ngir nag mu natt yi fii bu baax a baax donte qualifié nañu ci CAN 2022 bi waaye teewul boobeeb janoo nag daf koo jàpp rek janoo boo xamante ne waajal la ngir xam ëllëg nag nan la ñuy taxawee ci CAN boobu lii daan ci toftal xët yu njëkk yu yéenekaay yi bu ngeen taaxirloo tuuti ñu faram-fàccee xibaar yi. dale na jàmm ci xibaaru digg bëccëg bi ñu dooree ko rek ak administrateur bu PASTEF Birame Souleye Diop ak ki ñu naan Abass Fall nag bàyyi nañu leen bàyyip néggandiku gannaaw rek ba ñu leen tegee woon loxo ci manifester yi mujj mu soxaloon nag mbirum Adji Sarr ak Ousmane Sonko mi jiite PASTEF bàyyi nañu leen bàyyip néggandiku du ñàkk rek ñu dellusiwaat ci suñu yeneen jotaayu xibaar ak du ñàkk avocat bi nga xamante ni moo leen doon layal ñu des nag mbaa boog sax ñu àddu ci leneen mu soxal nag lim gu jéggi dayoo bi ñu nemiku ci nappkat yi nga xamante ne ñàkk nañu seen bakkan ci géej gi diggante ñaari ay bis kepp toll nañ ci ñaar fukk ak ñeent ki ko xamle nag di mbootaay gi ëmb nappkat artisanaux yu nekk ci Sénégal UNAPES nag moom la mu jàpp rek mooy bateau yi nga xamante ne dañoo fekk baax ca bitim réew ñooy def njombe yooyu ndax ñoom ñooy mbëkk gaal yooyu lu ci bari ñuy ñàkk seen bakkan mu naqarlu ko lool Pierre Mboup bokk rek ci mbootaay googu tey ñu prié woon ko ci Info Matin ñu teewlu ay kàddoom ci micro Chérif Dia. UNAPAS ak secteur bi ñu ngi ci presque 24 morts de Saint-Louis à Cap Skirring ci ay pêcheurs Joal y'a 4-5 am na gaal bu réer gisaguñ ko bon y'a Yoff barki démb am na plus de 4 personnes yu fa décédé boo demee yéen Jalaaw comme ni nga ko waxee 5 personnes mais kenn moo ci mucc. boo demee à Saint-Louis plus de 5 à 6 personnes de Cap Skirring dëkk yu bu ne daal fi mu ne yaa ngi ci situation bi. yenn yi ay accident la mais yenn yi ay bateau ñoo mbëkk gaal yi ci géej gi te loolu lépp problème la ci réew mi parce que bu ñuy jàmbat bateau yi bu yàgg ba léegi lu mel noonu rek moo tax parce que bateau yi dañuy daw guddi fixer seen baar yi yenn commandant yi dañuy màndi sax mën nañu wax loolu ñu jël di def lu leen neex ci suñu géej. ministre bi moom dégluwul kenn même inspecteur des pêches yi sax recevoiru leen inspecteur régional yi dajewuñu ak ñoom pour mu waxtaan ak ñoom. ana jën yi dégg gisatoo yaboy gisatoo njunda gisatoo coof gisatoo benn jën
benn jën gisatoo ko ku fi daan lekk ceebu jën normal lekkatoo ko parce que gisatuñu jën te loolu lan moo ñu indil problème boobu mooy géej gi liñ ko yan la attanul ñu ngi demandé bu yàgg ba léegi ñu publier ñu liste bateau yi parce que bu ci njub amoon bu ñu publier les liste bateau yi dinañ xam conséquence bi ci ñun la wala ci ñoom. ma ngoog jëwriñ ji di Alioune Ndoye sax ci jamono ji ñuy wax ak yéen nag ma nga ca Gambie gannaaw rek ay jafe-jafe yoo xamante ni nemmeeku woon nañu ko ci ay nappkat yu nekk foofu amoon ni jafe-jafe ñu des ba tey ci wàllug rek kon napp gi bi yoon nag wax ci soxna yi nga xamante ne ñooy yëngu ci wàllu woowee lu ci bari nag daanaka ñuy soppiwaat rek li nga xamante ne ni moom mooy tukkee ci géej gi ñu ne ña ngay ami jafe-jafe yu ko waral bokk na nag ci wàllug mbas mi moo waral réseau boobu nga xamante ne ëmb na kon soxna yi yëngu ci wàllug napp gi nag di sàkku rek ci kilifa yi ñu taxawu leen juróom-ñetti poñ nag la ñu dëxëñ bokk na rek ci nu ñuy fexee nag ba amal ab xaatim bu soxal ab décret boo xamante ne nii dafay dëggal métier yi nga xamante ne nag moo jëm ci wàllu transformation secteur bi ñu gis ne nag daanaka booy xool ay junni ci soxna ñi ngi ci nag daan seen doole bu baax di ci fortaatu Ousseynou Diop Habib Seck. tey jile nappa gi gis nañu ni bokk na ci li nga xamante ni mooy gën a jàppale koom-koomu Sénégal jigéen ñi jugee ci région yu bare bokk ci réseau bi nga xamante ni mooy réseau bi boot jigéen ñi yëngu ci wàllu nappa gi ci Sénégal ñoom la ñu bëgg bokk na ci métier yi nga xamante ni dafa jëm ci wàllu secteur bu ni mel te jigéen ñi di ci yëngu ñu mën ko reconnaître waaye tamit signer décret de reconnaissance bi nga xamante ni jëm na ci wàllu nañu soppee jën bi. financement yi nga xamante ne ñu ngi koy joxe ci secteur bi pour que jigéen ñi nekk ci wàllu napp gu ndaw gi yépp am ci 101 boddi am seen autonomie ci biir secteur de la pêche bi ay jigéen lañu ñu intégré ñu boole REFEPA luy jëm ci napp gu ñu jël ñu en compte ci bépp projet boo xamante ne dina yëngatu ci wàllu genre que jigéen ñi nekk ci wàllu REFEPAS mën cee bénéficier wu. ngir nag ñu gën a mën a taxawu jigéen ñi waaye tamit lu jëm ci wàllu nappa gi ñu cay gis seeni bopp REFEPAS ma ngay ñaan ñi nga xamante ñooy kilifa yi ñu wut ay matériel yu am solo ñu jox leen ko. ñu jox ay jumtukaay yu mucc ayib yi mujj nekk ci jamono jigéen ñi yëngu ci wàllu REFEPAS muy jaaykatu jën bu tooy bi muy jigéen bi soppali jën ay lu mel ni jumtukaay yu mel ni bag yi ñuy jëndee jën yu mel ni ay camion frigorifique waaye bokk na ci tamit yu mel ni fuur yi ñuy lakke seen jën yi. ci seen ndaje ñaari fan bile réseau des femmes de la pêche bu Sénégal daan nañu woo nguur gi ñu gën leen a jàppale ñoom nag nee nañu ak lu jëm ci wàllu feebaru Covid 19 bile bërëb yi ñuy liggéeyee war nañu ko gën a renforcer. ma ngoog ñu fàttali rek niñ ko waxee woon ci ponk yi muy nag kër googu fekk baax ca réewum Chine te doon nag liggéey ci wàllug bël ba ca diwaanu Ndar ñu gis ni bël boobee nag la muy faat ci bakkan bari na juróomi téeméeri nappkat lu gàtt-gàtt ñàkk nañu seen bakkan waaye kër ga liggéey ba mu def nag da caa dellu ginnaaw mu indi coow lu rëy sax ci diggante jëwriñ ji di Alioune Ndoye ak Birahim Seck ñuy rek weccante kàddu ci réseaux sociaux yi moom jëwriñ ñi nga xamante ne moom la ñu dénk wàllu napp gi nag la mu tuumaal coordonnateur bu forum civil mooy dafay doxalee noo xamante ne nii dëppoowul ak yoon gannaaw nag ba kookee di rek kon Birahim Seck daal di doon sàkku ñu indi leeral ci koppar yi nga xamante ne ñi ngi koy jëfandikoo ñeel wàllug bël boobu ca diwaanug Ndar. ñu wax ci nemmeeku gi nga xamante ne nii nag Innocent Sentap Ndiaye mi ngi ko doon nemmeeku njaboot yi nga xamante ne nag ñoom ñoo lorule rek ci manifester yi mujj ak bakkan yi nga xamante ne jot naa rot fukki doomu aadama ak ñaar faatu nañu xam ngeen ni ci manifestation yi nga xamante ne nag moo amoon ci ay bis yi weesu képp ci diwaanuk Sénégal ñu gis ne nag kon daanaka booy xool ñeent ci département bokk na ca Bignona kii jiite au conseil nag bu dialogue social nag moom demoon na nemmeeku ne ma ko waxee njaboot googee moom Innocence Sentap Ndiaye ngir yeggal nag njaaluk njiitu réew mi Macky Sall ci kaw loolu mi ngi sàkku rek ci askan wi ñu gën a ànd kupp dal dañuy ànd ak Boubacar Dias ak Lamine Mandiang. njiitu au conseil du dialogue social dem seeti famille des victimes yu manifestation yu amoon ci Sénégal wërngal këpp rawatina ci département bu Bignona. madame Innocence Sentap Ndiaye daal di leen yeggee njaal bu chef de l'état Macky Sall waaye bu askanu Sénégal. li nga xam ne président de la république moom la ma dénk dafa am pàcc boo xam ne dama ko nar a jouer li fi jaar yëpp
kenn du ko nettali ndax lu metti buñ ko dundee ba pare kenn du ko nettali li ñuy def kay mooy fexe ba du amaat te loolu li koy indi mooy ñëw seet ñi nga xam ne ñoo ñàkk ci mbir mi ñii dañoo am seeni doom ñii seeni jarbaat ñii seeni sët te wax dëgg fépp fu ma dem vraiment gis naa dignité ci ñoom nangu nañu ndogalu yàlla. ca Belaay di gox bi nga xamante ni fa la dem si yàlla Famara Goudiaby dëkkoon chef de village bi si boppam moo yëkkati kaddu ngir ñaan président Macky Sall lu ni mel. madame le ministre. dama yóbbante madame le ministre ci njiitu réew mi Macky Sall ngir ñaan ko mu fexe ba bay dossier bii nii te fàtte ko dossier bi si njëlbeen ga nekkuloon dossier bu am solo waaye fu mu toll nii dossier bu diis la te bëri ay gàq-gàq coow yu bëri yu ñu génn nii dafa doon ay coow yu tàng jër ba sax jur ay doomu aadama yu si jàkk seeni bakkan moo tax ma bëgg ñaan njiitu réew mi Macky Sall mu teg dossier bi ci suuf te bu ñu ko waxati bu ñu xasee bi dundaat lañu fi dundoon dina doon ay gàllankoor yu bëri. aussi. président bu Haut Conseil du dialogue social dem na it seeti ay kilifa diine yu bëri. ñun dañu am cër ci stabilité sociale ak aussi jàngal nit ñi ñu am culture de la paix kon bu ñu gisee loo xam ne day yàq jàmm ji ci réew mi dañu nar a jóg loolu benn mission la boo xam ne aussi daf ci bokk donc man loolu yëpp dama koy teg ci compte rendu boo xam ne président de la République laa koy jox. présidente bu Haut Conseil bu dialogue social nee na du ñàkk it mu seeti yeneen famille des victimes ci bés yu ñu jëm. Boubacar Diassi ñu lay jaajëfal bu baax a baax ay boppi jaan ay boppi jësit ay boppi golo ay boppi mala yu doy waar la ñu yàpp ci camion mu bàyyi ko ca réew ma Mali lu toll nag ci téeméer ci pièces sax la ñu xamle kii def liggéey bu am solo boobu nag di Eaux et Forêts bu Kaolack ca kawoon la ñu leen tegee loxo loolu nag gannaaw camion boobu nga xamante ni ñi ngi ko doon topp sax ñaawoon jort lool ca camion boobee ña ca nekkoon nag boo mayul ay daan yu saf sàpp dana tegu ci seen ndodd duñu teewlu colonel Moussa Dramé inspecteur Eaux et Forêts bu Kaolack ci micro Ibrahima Diamé. ñu examiner bu baax camion bi bu ko fekkee bu ñu examiner camion bi fekk fa ay produits yoo xam ne ay rabu àll bopp ay rabu àll la ko produit ay rabu àll bu ñu ko demee boo xool ñu fekk ni am na ci ay bopp golo yi nag dañoo am ay façon quoi ñu toll ne ay téeméer juróom fukk ak ñaar ak juróom benn mooy 176 pièces quoi. Alors ñu fekk ci aussi ay béjjén yu tudd Cobrodunca kooku moom benn antilope la quoi. Bon fii aussi ñu fekk fu aussi 450 paires yu céphalope aussi boobu aussi mën na antilope la. après ñu fekk fa ay boppu jaan yu bëri te boppu jaan yu bëri aussi quoi ak ay boppu sakal safandu ak ay pied wu kii quoi bon ratel tànku ratel quoi ay tànku ratel pied ñu wax ci mbas meek tolluwaay bi ci bisu tey ji juróomi doomu aadama ñàkk seen bakkan ñaar fukk ak juróom-ñett feebar ba loof nekk réanimation tey ñi amee mbas mi nag ñu wàññi ko toll nañu ci téeméer ak ñaar fukk ak benn ci contamination yu yees ci bisu tey jile ci junni ak juróomi téeméer ak juróom-ñaar fukk ak benn test yoo xamante ne def nañu ko ñeent fukki ak juróom-ñaar nag di ay jege ñu amee mbas mi ñi nga xamante ni wàll nañu leen ko tax xamuñu fu ñu ko jëlee toll nañu ci juróom-ñaar fukk ak ñetti téeméer ak ñett ci aji tawat ga nag gannaaw ba nu leen seetloo jàpp nañ ni wér nañu ba war a mën a dellu ci seeni kër yëf yi nag ba mu tàmbalee ba tey fanweeri junni la ak juróom-ñett téeméer ak ñeent fukk ak juróom daanaka fanweeri junni ak juróom-ñett yoo xamante ne am nañu jàngoro yi mbas mi ñu jot a faatu it booy xool lim gi takku na ndax weesu na junni fi mu nekk ni di dem junni ak ñaar fukk ak juróom-ñett la ñu wàññi
ñu des ba tey ci wàllu mbas mi ak jafe-jafe yi nga xamante ni nag indi na ko bi yoon ci wàllug artisanat la fële ca Tëngéej artisan yi nga xamante ne nag ñoo fa féetee ña ngay wooteek wallu ndax nee nañ ñi ngi dund ay jafe-jafe yu metti waaye tey nag am nañu sax yaakaar ndax lu bon am na ab lëkkaloo goo xamante ne dox na seen digg ak ay kër yoo xamante ne ci wàllu koppar la ñuy yëngu ngir mën leen a taxaw bu baax a baax Xaali Ngom moom moo jiite réseau artisan yu département bu Tëngéej ñu teewlu ko Ousseynou Thiam. monde artisanal bi gars yi dañu wax naa dañu informel mais tey boo ñëwee réseau des artisans du département de Rufisque xam naa ne tey sax ñoom am nañ surprise boo xamante ne xaaruñu foon lii parce que ñun dañu formel ensuite tam exportation bi nga xamante ne mu ngi ñuy gaañ depuis 1 an artisans yi liggéeyul moo tax ñu bëgg ut beneen support beneen méthode boo xamante ne ñun chaque fois dinañ am matière première boo xamante ne dinañ ko mën a décrocher parce que tey jii 90% ñun kenn jàppalewuñu gisu suñu bopp léegi nag pour ñu gis suñu bopp ñun kuréel gi nga xamante ne ñun ñoo fédéré 12 communes ci département bi muy département de Rufisque moo tax ñu boole suñuy force fédéré ba nga xamante ne 122 cœurs de métiers yi nga xamante ne tey moo nekk ci département bi ñu mën a am ay départ mën a am ay fonds mën a am ay partenaires yoo xamante ne lu ñu ci fekk rek lu ñu ci état fekk muy subvention boo xamante ne fekk nañ ci rek fekk ñun jëloon nañ suñu chemin jëloon nañ suñu yoon pour mën dem. mangoo ko ñu wax ci wàllum xëy mi ak ndaw ñi ni ñu ko doon sàkkoo rek ca diwaanu Ziguinchor di bëgg rek kilifa yi dimbali leen ndax foofu ndaw ñu bari mënuñoo jote cim xëy tey nag ak aéroport yooyu nga xamante ne ñu ngi koy yeesal ca diwaan ba mu toll ci ñeent ñu ne nag entreprise yi nga xamante ne sax ñoo fas yéene yëngu ca liggéey ba fii la ñuy fekk baax ci réewum Sénégal waaye tamit ñi nga xamante ne ñoo ci yëngu te dana doon rek doom yëpp diwaan ba loolu ñu rafetlu ko bu baax a baax ñu teewlu directeur des infrastructure aéroportuaire ay kàddu la yu mu yëkkati ca diwaanu Ziguinchor. Ce que la jeunesse réclame, elle est légitime. La jeunesse doit avoir de l'emploi. Parce que sans emploi, absolument, on perd notre dignité. C'est tout à fait légitime. Mais néanmoins, je vous rassure ici, moi en tant que directeur des infrastructures aéroportuaires, que bientôt vous allez voir la construction des aéroports comme Ziguinchor, Sédhiou, Kolda ainsi que Cap Skirring. Et qui dit construction d'aéroports va parler d'emploi. Et cet emploi, ou bien ces emplois, on ne pourra les avoir nulle part ailleurs qu'ici en Casamance. C'est au fils de la Casamance de travailler dans ces différents projets. Et je ferai tout, Inch'Allah Rabbi, pour que tous les fils de la Casamance trouvent vraiment de l'emploi, vraiment. ma ngoog ñu jéggalu ci loolee ci nasaraan la waaye nag mooy lan waxoon rek Souleymane Ndiaye moom ngeen doon déglu noonu muy wax rek ci wàllum xëy mi foofee ni mu ko leeralee ñeent ci aéroport yoo xamante ne kon dañu taxaw ngir defaraat ko waaye jàppale ni doomi Casamance la ñu fas yéene jiital ca liggéey ba ñaar fukki fan ak juróom ci weeru mars atum 2012 ci la ñëwee woon ci nguurug Sénégal moom président Macky Sall ci fàttali nag ci second tour boobu nga xamante ni ci la jëlee woon raw gàddu gi daal di rek kon duma ki nga xamante ni moo fi nekkoon njiitum réew di maître Abdoulaye Wade waaye nag ci ndimbalug coalition bu am doole la woon ñu di ko fàttaliku coalition boobu nga xamante ni ëmboon na kuddeeg politique gi ëmboon waa société civile libéraux yi socialiste yi marxiste yi mu nekkoon loo xamante ni nag kon lu am solo la woon ci jamonoy atum 2012 tey nag ñu di ko fàttaliku mu yemoo rek kon ak bis bi nga xamante ne ci la jëlee woon nguur gi moom président Macky Sall waaye ñu gis ni ka mu wuutu di maître Abdoulaye Wade it mu nangu woon lool kon victoire boobu ba tax na sax nag ci ñaari fan ci weeru avril ci lañ ko daal di biral nag kon officiellement. ñu wax ci wàllug caada ak concours boobu ñu duppee The Voice Afrique francophone nag ñi ngi koy wëyal waaye kii di Diane Adams nag ba nëga ni moom doomi Sénégal boobu nag mi ngi wéy di defi jaloore tey ji sax daal dinay nag yegg ba ci final bi nga xamante ne nag ñi ngi koy waajal ci Côte d'Ivoire lay doon ci ndorteelu weeruk avril bi moom moomu teewal Sénégal nag ci réew moomu mi ngi am yaakaar bu baax a baax tey sàkku rek ci sénégalais yi ñu gungi ko waaye tamit nañu ko woteel
ci réseaux sociaux yi Ibou Diouf Hamadou Ba. ci Diana moom mi Adama Ndiaye la tudd ñu gën ko xam ci Diana Adams moom mi moo représenté Sénégal ci émission bu mag boobee di The Voice Afrique francophone. Afrique francophone nag benn jongante la bu nga xamante ni dafa am benn maison de production bu ñuy woowee Vox Africa bu nga xamante ni dafa booloo ak ñu nga xamante ni kenn xamul seen tur bëgguñu fës lépp rek ngir mën a jaay culture africaine. Diana Adams ñu ne rek ku xam guitare la bu weesoo jëfandikoo bi. li ngay def nii nu mu tudd. corde bi laay changé dafa dagg quoi. ci li nga xamante ne moom lay wut foofee ci The Voice Afrique francophone mu ne am na njàppandalu kilifa yi gannaaw taxaw bi nga xamante ne Lukwa Kanza moo ko koy indil saa su ne. waaw Lukwa Kanza moom dafa nekk ku nga xamante ni nekkatul ku ñuy wax nit ñi ndaxte daanaka génération yu bëri xam nañ ko. xam nga ñun Sénégal dañu xam loo xam ni naagu dañ koy bañ wante gëm naa ne ak lim ñuy jox lim ñuy xamal ci as xam-xamam donc gëm naa ne suñ ko appliqué nu mu waree su ci yàlla àndee dañ mën nañ jël raaya bi moom. saa su nekk mu ngi def kenn kàttan ngir gën a xarañ jamono ji nag dem fële ca Voice Africa francophone moo ko gën a ñor. maa ngi leen di wax ni leen seen doom laa. ngeen wan ma yoon bi rek jàppale ma ba lépp baax ci kàttanu yàlla. su ma jotee li ñu war a def pour wooteel ma rek dinañ ko xam ni ñuy def nag mooy si li ñuy wax réseaux sociaux am na lu ñuy wax Instagram am na lu ñuy wax Facebook am na lu ñuy wax Twitter ak yeneen ak yeneen. Diana Adams ne xel dal na saa su nekk mu ngi def kem kàttan ngir mën a indi ndam li fii ci Sénégal xew-xew boobee war a am fële ca Côte d'Ivoire ak ki nga xam ne moo war a teewal réewu Sénégal foofee. Ibou Diouf cant ak ngërëm ñeel na la ñu wax ci xibaaru biti réew yi ci tënk fële ci Libye nag ak la fa xewoon ci fàttali ci atum 2011 tey président bu France di Emmanuel Macron moom nangu na ni France tooñ na Libye ci atum 2011 mu nekk tooñ boo xamante ne tooñ bu rëy la tooñ bu ñu mënta natt la muy keroog bi nga xamante ne nag kon song nañu kii di Muammar el Kadhafi loolu nag daanaka indi woon jafe-jafe yu métti ci réewum Libye ndax ci la ñu faate woon rek kookee di Muammar el Kadhafi ñu ne sax yemul ca Libye ndax booy xool loolee dafa am sax njeexital booy xool ci réew yi Sahel yi ca Côte d'Ivoire nag dañu gis ni foofu it am na ay jafe-jafe yu metti mbaa sax fitna goo xamante ni nemmeeku woon nañu ko ci ndoxteelu ay bis bi ca fa ñu naan dékkuwee googu nag askan wa ci seen jëmi bopp ñoom ñoo taxaw lànk rek ci ni ñu fas yéene woon doxalee ci néew yooyu nga xamante ne nag kon tey seenub njaboot ñi ngi koy naqarlu te ñu faatoon leen nag ci maanaam crise bi nga xamante ne amoon na ci atum 2010 2011 ci wàllug politique foofee nag ca dékkuwee ci mi ngi nekk rek ca bëj saalumu réewum Côte d'Ivoire mu nekk nag ab dëkk boo xamante ne bari na lool lu nu fay nemmiku fitna. ñu jàll ci tàggat yaram ak tàggat yaram muy waajal nag baax a baax jongante bi nga xamante ne war na dox ci diggante Congo ak Sénégal ëllëg lay doon Aliou Cissé nag daanaka jàpp ne nag fi mu ne nii dafay xool mbaa boog sax muy seet ndax wax dëgg bu ñu yeggee ci jongante bu mag boobu muy CAN 2022 ndax Sénégal dana gën a am dëgër laay donte moom qualifié na ba noppi sax ci maanaam CAN yooyu def nañu nag seen tàggatu bu mujj leeral yi ak Mamadou Ndiaye. Effectivement, Kara, comme tu l'as dit, je pense que pendant 2-3 semaines, ce fut vraiment nekkoon na ñetti semaines yu jafe-jafe du man rek sax ndaxte képp kuy sélectionneur africain amoon nga jafe-jafe yi nga xamante ni daj naa ci moo tax ñu ma yokk sama groupe bi gën ko yaatal ba fi mu ne nii ñëpp ñëw nañu mën nañ ko daan ko waxee noonu ki nga xamante ni mooy Kalidou bu mujjee ñëw sax d'ailleurs moom laa bokkal conférence de presse bi nii xam naa ci kanam dina ci ñëwaat leneen li mooy match bi nekk na match bu am solo boo xamante ni ñëpp a koy xaar donte Sénégal qualifié na ba pare waaye bul fàtte ni damay yaatal groupe bi
ndaxte gën a mën a wane ni Sénégal day waajal bu baax li nga xamante ni mooy éliminatoire coupe du monde bi nga xam ne moom la ñu jëm ci atum 2022 mais surtout gën a wane ni effectif bu baax la Sénégal am na potentialité yi am na groupe bu yaatu boo xamante ne ñëpp xañ nañ ci am na ñu bees am na ñoo xamante ne ay anciens lañu ñi ngi ci biir mais di wax ni Congo match bu am solo lay doon ndaxte moom dafa war a mën a gagner ngir gën a mën a am chance ngir qualifier ci CAN bi waaye ñun tamit duñu leen bàyyi ginnaaw donte dina nekk match bu am solo ci ñaari équipe yëpp donte Sénégal qualifié na ba pare. Nous venons au Congo, le Congo a besoin de se qualifier. Nous savons que ce sera un match très difficile. nangook Mamadou Ndiaye moo doon tekki kàddu yi Aliou Cissé moomee di entraîneur sunu gaynde yi ni mu ko waxee kon leer na Sénégal qualifié na waaye du tee nag daanu def seen kéemtalaay kàttan ci jongante boobu ñuy jubbanti rek seen tàggatu bu mujj tey ci ngoon lañ ko fas yéene amal kàddu yi mu yëkkati ko ci chaîne bu fédération sénégalaise bu football ñu des ci loolee ba tey ak kii nag di ñu gën ko xam rek ci Fodé Ballo-Touré moom Fodé Ballo-Touré moom xam ngeen ni daanaka mi ngi doon xel ñaar ci ban réew la war a rek footballal ban réew lay solal mayom bokk na ci Mali France Sénégal waaye tey xam na fa mu féete Sénégal la taamu donte nag mënoon naa football booy xool daanaka ci réew yooyu yëpp club yooyu yëpp waaye tey nag Sénégal la taamu li ko waral bokk na ci yaayam mi nga xamante ni ci réew mi la fekk baax yëkkati na ay kàddu mu bokk rek ci recrue yu yees yu Aliou Cissé. du ñàkk ngeen am ko ci suñu yeneen jotaayu xibaar yegsi nañu ci xët yu njëkk yu yéenekaay yi. jërë ngeen jëf élection locale yi ci réew mi wute ak mbayum galas ciw na ci heure bu ñu jiwee bay séentu mu sax bu ñu ñëwee fekk mu seey Le Quotidien nañu muy élection locale yi di élection départementale yi dàqat nañu leen ba kañ yéenekaay bi nañu kenn tanewula ci démb daal ci la ñu jël dogalub reporté leen ci ndaje mi commission politique bu dialogue national bi doon amal enquête yéenekaay nañu mu des nag léegi ñu xam élection locale yi ñu dàq kañ la ñu koy defate ci réew mi ndax ci ñi ko séq démb ba ñuy waxtaan ak juboo amul ci seen biir ci kañ la ñu ko war a def Cheikh Sarr bokk ci majorité bi moom li mu jàpp moo di suñu bëggee organiser ay élection locale yu jaar ci yoon ci réew mi lu mu laadi il faut que dafay mat fukki weer ak benn mu Ndiaye Cissé njiital ONC 3D fare ci société civile gi ne ñu ci yéenekaay bi xel xalaatu ko mënee suta tuxal élection locale yi ba 2022 Déthié Fall fare ci làngug noonu na li ñuy di ñu xamal ci xët mu njëkk enquête yéenekaay ne ñoom ànduñu ci tuxal gi ñu bëgg a tuxal élection locale yi la yéenekaay ne ñu ci majorité bi seen bëgg-bëgg moo di wote élection locale yi ñu yóbbu ko ba ci weeru février atum 2022 Les Échos ne ko waaye ñi ci opposition beeg ñi ci société civile gi ak ñi ñuy tuddee ay non aligné nee nañu mukk du ci dal lu ñu reporter élection locale yi warut a génn ci at mi ñu nekk mu di 2021 gi L'Observateur xëy ñu xamal ne lu ñeen reporter élection locale yi maanaam dàq ko ba jëmmi jamono njiitu réew mi Macky Sall jëmmal na ko démb ba ñuy def ndajam conseil des ministres fa la ñu adopté projet de loi bi jëm ci reporter élection locale yi source ñu léegi tey yëf yegg assemblée nationale ngir député yi war koo càmbar meneen mbir mu jëm assemblée nationale Sud Quotidien nee nañu moo di mbirum Ousmane Sonko député yi fara ci opposition bi ñoo saisir commission ad hoc ba ñu taxawaloon ci assemblée nationale ba ñuy dindi immunité parlementaire bu Ousmane Sonko li ñu bëgg ca saisir ga moo di ñu neenal maanaam annulé li ñuy toppe Ousmane Sonko recours ba yéenekaay bi nee nañu ma ngay tegee ca taabali Moustapha Niasse moom président assemblée nationale moo war a convoquer député yi ngir ñu càmbar ko càmbaraale te mbiri député professeur Issa Sall mi démissionné ci parti PUR bi ko defoonub député mbirum Ousmane Sonko ak Adji Sarr ñi ci yàqule te seen yoon nekku ci am na lenn lu ci L'Observateur xëy di leeral ubbil yéenekaay bi station Total yi ñu taaloon ci manifesté yi tax na ba lu ëpp ñaari junni doomi aadama yu fa daan liggéeyee suspendre nañ seeni liggéey am na it ay liggéeykat yu newoon ci magasin Auchan yi doon fa liggéey amoon fa seeni contrat ñu bari ci ñoom dàq nañu leen ndax fa ñu doon liggéeye taal nañu ko kër ga amatul lum leen liggéeyloo amatul it lum leen fay ay wi ci réew mi quotidien ne nañu njiit réew mi Macky Sall ma nga cee dox bu baax a baax ngelawal yaakaar mi ngi ëpp ci Sénégal li journal bi bëgg a wax ba tax mu bind loolee moo di ñi ñu téye woon ci kaso bi ci yëf yi fi xewoon bàyyi nañu leen ca ñoom ñetti activistes yi mu di Guy Marius Sagna Assane Diouf ak Amadou Clédor Sène ci la ñu bokk démb ci la ñu amee liberté provisoire lise ko nañu Abbas Fall ak Birame Souleye Diop yu parti Pastef ñoo ca nar a topp L'Observateur nañu firnde ngi luy wane ne njiit réew mi Macky Sall bëgg na ak jàmm ko dal am ci réew mi Amadou Clédor Sène bokk ci ñi génn kaso démb di ñu wax ci xët mu njëkk L'Observateur ne moom deful benn appel au calme wootewul jàmm wootewul it ak dal ñu dali ci Vox Populi fekk fa waxtaan wu waa ji di Amadou Gueye bu ñoo lànk xëy def ak journaliste yu journal bi wax na fa ne muy Karim Wade di Khalifa Ababacar Sall amul kenn ci ñoom ku mën a amee amnistie ba naan yaa ngi yaakaara doon président de la République Farba Senghor ni ci Walf Quotidien xaw ma kande waaye kii di Karim Wade moom ay mbiram si fini jullik tubaab source wa nañu wax nañu ne moom Karim Wade yónnee na waa parti démocratique
démocratique Sénégal fukki watay 8 ak juróom-benn ndax wata yooyee Macky Sall dina ci mën a teg loxo ngir dugal ko ci borob 138 milliards yi ko waa Cour répression enrichissement illicite di toppe maître Moussa Sarr ni ñu ci yéenekaay bi lu mën a nekk la waaye nag ci kaw watay nekk ci turu Karim Wade ne bu nekkee ci turu Parti démocratique Sénégal bu boobaa état bi du leen mën a sisir ñu sisir Soleil national ba mu dëgër xooli fa programme logement sociaux yu état bu Sénégal bëggal askan wi te dénk ko waa SNHLM fan la toll yéenekaay bi wax nañu ne njiital SNHLM di Mamadou Diagne Sy Mbengue démb ba muy visité chantier ya ca Njaxiraat ba mu noppee fa la waxee ne 100 000 logements sociaux la ñu war a tabax lépp phase bu njëkk bi mi ngi war a toll ci 60 000 logements ñoom waa SNHLM nag li ñu bëgg moo di fii ak atum 2023 ñu tabax lu mu gàtt-gàtt 15 000 logements ba jébbal ko seeni borom ñu fekk ko ci xët mu njëkk Rewmi Quotidien moom directeur général bu SNHLM di Mamadou Diagne Sy Mbengue mu fay wax ne bëgg-bëgg président de la République Macky Sall moo di doomu Sénégal bu nekk am kër gu mu moomal boppam mën caa dëkk ci fukki millions wala gën koo bari ci fukki millions ak ñaar kenn ki ñu doon wër di Massoukha Mbengue mi yóbbante woon ab dorog Fatou Kiné Ndiaye Libération nee nañu moom Mass Mbengue ba mu feeñalaat na ñeneen ñu ràññee ci benn xale bu jigéen dib étudiant bu nekk fii ci Ndakaaru maire Beñe la ñu ko tuddee bu dorog bi masaana yegg si Ndakaaru moo leen ko doon jaayal moom xale bu jigéen boobee di maire Beñe journal bi nañu waa Ocartis ñoo ko rëbb ba jàpp ko ca Wakaam la ñu ko jàppee ba ñu koy jàpp fekk nañu ci moom dorog bu toll ci 700 garam. jërëjëf Mamadou Mohamed Ndiaye ñu lay jaajëfal bu baax a baax beneen Mamadou Ndiaye bi taxaw na maa ngi lay nuyu Mamadou Ndiaye. maa ngi lay fay soxna Fatou Kiné di nuyu téléspectateurs yi ak internautes yi. ma ngoog balaa may tàggoog yow rek xam naa ni dinaa la junj tuuti li gën a fës moom nemmeeku nañu ko nataalu Serigne Babacar Sy tey mu fës lool ci xarala yi. waaw loolu de lu am la tey nataalu Serigne Babacar Sy Al Khalifa. li ko waral ci kanam nañ ci ñëw xam nga tey mooy bisu Serigne Babacar bis ni tey la génnoon àddina 25 mars 1957 25 mars 2021 64 ans la boobu ak léegi moo tax nag xam nga internet moom gars yi dañuy fàttaliku comme niñ ko daan defee ci jamono yi nga xam ne dañ daan def ay toog waxtaan ak yooyu mais léegi fi réseaux sociaux yi toll ku nekk mën na ko defee ci anam bi mu ko neexee moo tax statut WhatsApp yeeg Facebook ak réseaux sociaux yi daal en tout cas démb ak tey daal ci guddi gi dépp ba minuit jotee ba léegi ñëpp nataalu Serigne Babacar Sy lañu partagé. mangook borom bone carré ba mangook ni nga ko waxee di nga ci gën a xuus ci kanam tuuti. mbokk yi sant nañu leen gërëm leen yéen ñoo ñu fare woon ci machine bi ak ñi jàpp ci xibaar yi ba mu sotti rédaction bi dina fi teewaat ci yeneen jotaayu xibaar ñu leen di ñaanal kenn daloo jàmm te di ko sàkku ci yéen.